ñi ngeek maître Abdoulaye Tine mu nekk avocat ñu xam ko bu baax ci réewum Sénégal mais mu nekk ci barreau bu Paris coowul li nga xam ne moo di parrainage yi ba mu amee moom ci boppam saisiroon na cour de justice bu CEDEAO maître est-ce que mën nga dellu siwaat ci dogal bi nga xam ne cour de justice bu CEDEAO da ko jëloon ginnaaw ba nga fa yóbboo benn saisine pour wax ne lii di parrainage bi dëppoowul ak yoon. waaw Pape maa ngi lay nuyu di la jaajëfal ci dalal bi di nuyu aussi internautes yi nga xam ne ñoo lay suivre pour tontu ci laaj bi lan la décision bi wax décision bi mu ngi daanu le 29 avril bi passé c'est-à-dire 2021 cour de justice de la CEDEAO lu mu wax moom mooy système bi nga xam ne moom la Sénégal teg muy parrainage boobu dëppoowul ak yoon parce que day jalgati day salfaañe ak yelleef yi nga xam ne doomu aadama yi dañ ko am notamment Sénégal yooyu yoon moo leen ko may ñu consacré ko dans des conventions internationales yi nga xam ne ñu ngi ko xaatim au niveau de l'ONU muy convention universelle des droits de l'homme bi déjà pacte sur les droits civils et politiques mais également ci kuréel bi nga xam ne moo ëmb bootaayu xeet yi nga xam ne ñoo féete sowu jant ñu koy woowee CEDEAO ñooñu am benn protocole bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee protocole sur la bonne gouvernance protocole boobu yëpp ak yeneen convention yooyu daa am lu ñu may ay sañ-sañ yu ñu may sénégalais yi ñoo may sénégalais yi benn sañ-sañ bu ñuy woowee droit de libre participation loolu lu mu wund moom mooy yoon moo may bépp sénégalais ak fu mu mënti nekk ak fu mu mënti doon bu dee am na condition majorité mu samp ndëndam laaj ay responsabilité publique élective bu ko ay ñoñam wóoloo mu dem ñu dénk ko wala bu ko neexee mën na participer en tout cas ci jogante yooyu tànn ko neex loolu moom la ñuy woowee droit de libre participation donc arrêt bi nag dafa ne que système u parrainage bi nuñ ko tegee day tënk maanaam day entraver droit bi nga xam ne moom la yoon may sénégalais ñu ne donc comme loolu dafa jalgati yoon juge yi digal Sénégal maanaam ñu ordonné Sénégal ne ko am nga diiru juróom benni weer pour dindi mesure boobu mais taxawuñu foofu kese dañ ko ne ci diiru juróom benni weer yooyu gën kaa yàgg gën kaa yéex maanaam ci juróom benneeli weer bi yow war nga ñëw jébal ñu benn rapport bi nga xam ne di ñu wax ci sa législation ci yan anam nga ko changé maanaam lan nga fa soppi wala lan nga fa dindi mais non seulement Sénégal deful loolu mais tey dafa continuer maanaam di défier décision bi di défier jusqu'au ak arrêté bi nga xam ne moom la ñu moom la am waaw maître allo maître maa ngi lay dégg allo maître maa ngi lay dégg yaa ngi may dégg waaw maa lay dégg maître ci loolu ñu war la laaj lan nga daan xaar yow ci nguurub Sénégal lu ñu doon xaar ci nguurub Sénégal mooy mu dëppoo ak yoon maanaam mu tënku ci décision bi nga xam ne juge yi ñoo ko joxe parce que Sénégal dafa bokk ci benn mbootaay wax naa la ko mu tudd CEDEAO mbootaay boobu tey moom moo tëral moom moo lal ci jan anam la suñuy état di doxee lu koy firnaal di ko jëmmal moom mooy ñun ñi sénégalais ku ciy dox ci biir dëkk bi yor nga carte d'identité bu ñu bind CEDEAO ñun ñi nekk bitim réew ku ciy dox pour nga dem wala pour nga ñëw yor nga passeport CEDEAO donc mën nañ jàpp ni kuréel googu tey moom moo yor suñu doxalinu réew moo yor ay bànqaas ak ay ponk yi nga xam ne ñoo ëpp jëmm maanaam sax suñu état au Sénégal parce que Sénégal moo ko d'accord kenn forcé wu ko mu dugg ci lu koy wone nag moom mooy tey ba décision bi daanoo luñ doon xaar mooy Sénégal dal di tënku ci loolu maanaam ñu dindi loi wu parrainage bi toogaat peut-être
xool saytu ci yan anam peut-être la ñu mën a dugalee beneen filtre bu dee jar na dugal filtre mais ci nuñ ko tëggee en tout cas dëppoowul ak yoon peut-être dinañ ñëwaat ci détails yi nga xam ne ñoo tax pour bi ne dëppoowul ak yoon. waaw mais li doon xaar en tout cas mooy Sénégal dindi ko ci biiru juróom-benn weer pour bon dindi ko ci biir juróom mais gis nañ ne dugalaat nañ ko ci élection législative yi yow loolu en tant que nitu yoon boo gisee état bu bokk ci CEDEAO kenn forcé wu ko ci mu xëy suba teel boo amee décision CEDEAO du benn décision bu nguurug Sénégal di respecté parce que gis nañ fi yu Khalifa Sall yu Karim Wade yooyu yëpp bii ñëw yokk ci nan nga jàngatee état bu Sénégal. waaw kooku moom état buy doxalee noonu mën nañ jàpp ni nekkul état bi nga xam ne mat na lu muy woote parce que état ci boppam ku ko wax lu ko lal moom mooy lan moom mooy yoon mooy état de droit yoon boobu mooy texte yu ñu am fii mais aussi mooy texte yi nga xam ne d'accord nañ pour bokk ci bitim réew nit da ngay am jom am fulla maanaam boo ñëwoon dugg ci benn kuréel benn association même daayira boo ci duggoon te kenn forcé wu la wala choral bu ñu demee bay teg ay ponk ak ay charte soit da nga fay toog nga dëppoo ci wala ànduloo ci nga génn mais mënoo ñëw wane ñàkk jom mooy lan mooy nga nekk seen biir mais dogal bu ñu teg nga ne doo ci dëppoo loolu yabaate. waaw léegi ci wàllu yoon est-ce que am na possibilité ñu continuer combat bi wala ñu attaquer décision bi nga xam ne état bi jël na ko ne di dugal parrainage ci législative yi. waaw am na est-ce que mën nañ ko attaquer ba tey. waaw non seulement am na possibilité ñu attaquer ko mais ci semaine bii di ñëw danañ ko attaquer ci wàllum yoon biir Sénégal foofu. danañ ko attaquer parce que Sénégal ci boppam. État de droit la mos a doon démocratie la mos a doon Macky Sall dafa ñëw fekk ko fii day dem bàyyi ñu ko ci donc ñun suñu devoir la en tant que citoyen sénégalais ñu taxaw temb ne loolu du fi amee du ñu am état bi nga xam ne day ñëw ñu tegal ñu ay ponk ak ay charte ñu xeex dem ba fu mbaxane doone benn ñu ne ñu lii dëppawul ak yoon ñu koy bàyyi muy def lu ko neex bu ñu nangoo loolu rek mooy début wu dictature mooy début wu dérive autoritaire loolu moo tax voie de recours yi nga xam ne moom la ñu yoon may dinañ ko def mën naa la ko annoncer dès semaine prochaine arrêté bi man dinaa ko attaquer dinañ ko attaquer en tout cas suñu parti Union sociale libérale ci Cour suprême au Sénégal foofu noonu pour demander ñu annuler ko parce que arrêté ci boppam mënta sut convention internationale arrêté ci boppam mënta xañ Sénégalais yi ay sañ-sañ yi nga xam ne ay juge ñoo taxaw ne lii yoon moo leen ko may na leen ko Sénégal jox léegi nag voilà combat bi du doon nekk combat wu yoon bi gis nga ko Pape depuis 2018 ñu ngi ci doon xar suñu tànk tubéy je pense que bés ba ñu koy semaine ba ñu ko voté mag yow def nañu samedi mag la woon je pense que ñetti at dem na ci donc fu mu waroon dem lu ñu waroon def ci mbirum yoon def nañ ko boog sës rëkk dinañ tàmbaliwaat aussi li nga xam ne moom la ñu yoon may loolu mooy bu ci njëkk mais tey maanaam posture lu Macky Sall wone loolu dafa weesu sax mbirum yoon loolu posture politique la Sénégal nag ñoo ko bokk Macky Sall ëppale wuñu ci dara ñoo xeex pour mu fal gis nga noonu nu mu taxawee ne da koy forcer noonu la ñuy taxawee ne du fi am loolu nag résistance politique lay laaj ñun citoyens yi organisation politique yi lëkkaloo ak association société civile la jàpp ni élection du fi am ak parrainage bu soobee yàlla. te yow fas yéene nga bokk ci élection législative yi. waaw même waaw loolu déterminé guñu ko ci mais même bu ma bokk duñu nangu bu ma bokkul sama parti dana am ñu bokk. mais même bu ma bokkul woon sama parti bokkul du ma nangu loolu ñu koy seetaan du ma taxawee di xeex démocratie ci yeneen dëkk di jàppale opposition Gambie def ko pour Guinée pour def ko yeneen dëkk ci lay continuer di xeex ba même bu ma fiy jógee suñu dëkk day continuer nekk démocratie bi nga xam ne dañ koy bàyyi suñuy doom. nan nga jàngatee état boo xam ne violer ay textes am du dara ci moom.
waaw loolu moom luñ koy waxee ci doctrine juridique bi c'est un état voyou. Un état voyou mooy état bi nga xam ne moom maanaam dafa ñàkk jom maanaam dañuy ñëw teg parce que nit aussi pour ñu naw la foog nga am kaddu kaddu état ku koy exprimer moom mooy que nga xam ne moo nekk ci bopp bi yow dañu ne yaay gardien wu constitution mais aussi t'es le garant bu ko boo xoolee constitution Sénégal dafa wax c'est le garant non seulement des engagements internationaux du Sénégal mais moom dafa constitution moo ko sas que dafa war ça su nekk même en période de guerre il doit veiller à la continuité à la bonne exécution des engagements internationaux du Sénégal boo nekkee état nag nekk foofu ñu ñëw xeex parce que bu ñu neexoon ñu jël yeneen méthode mais dañu nekk légaliste dem ba fu mbaxane doon benn ñu jox ñu dogal nga ñëw nga ne doo ko respecté loolu nag moom mooy c'est-à-dire yow démocratie gëmuloo ko état de droit gëmuloo ko donc lu ci des moom mooy combat citoyen la parce que ay acquis ay lu ñu war a préserver ay droit la droit moom da ngay xeex pour préserver ses droits sinon lañ koy foxati dem ci dérive autoritaire. sa kàddu gu mujj lan lay doon. waaw suma kàddu bu mujj moom mooy xanaa ne Sénégalais yi nañu pare parce que quel que soit rapport de force bi nga xam ne moom la ñu engagé ak Macky Sall àdduna du yàgg ba mu nekk gagnant àdduna du yàgg ba nit fekk ko féliciter ko de ne pas respecter les décisions des juges ñun ay àq ak yelleef teg si ñooñu ko may duñu nangu kenn xañ ñu ko muy Macky Sall muy keneen. Maître Abdoulaye Tine maa ngi lay sant di la gërëm ci nangul bi ñu nangul def ak ñun waxtaan ci wàllu décision de justice bi nga xam ne dafa ay woon mbirum parrainage fii ci Sénégal di la sant di la gërëm jërëjëf. Pape jërëjëf ci invitation bi di la jox dox daje ci jëm jamono. Inch'Allah.